donc voilà loo indaale Aïcha Diakhaté alimentation et ramadan. alimentation et ramadan xam naa ne alimentation bi moom arrangé la mais ramadan bi moom mënoo ko supporté na xam naa ne ñeme woo xiif boobee xeetu yàq der boobee tamit dëgg la Khady tey di fas yéene waxtaanee nag comme maa ngi doon nekk ci mouvement su ramadan dañ koy continuer rek wax côté yi nga xamante ne côté yi la askan bi gën a sàkku di wàllu alimentation ku ci ne xam ne nit ki da ngay toog 11 mois sur 11 di lekk di añ di reer di ndékki bu la neexee sax peste njogonal comme ni ko tubaab di waxee wala goûter loolu yëpp tey ay la koy daggal pour 30 jours yoo xamante ne nekk 30 jours de jet bu weesoo nag li mu nekk pilier bokk ci pilier l'islam yi nekk obligation pour jullit nekk na loo xamante ni tamit lu baax la ci wér gu yaram nagam sax ñu bëri xamuñu ko dañu koy naatable tax nag ñu ne keroog nekkoon naa ci waxtaan lu am solo mais kuy wàll yaan daa fekk sa dëkk neexul waaye tamit kuy wax ci wàllu santé daa fekk docteur yi fi nekk nga xam ne jàng nañu ko ñoom itamit teewuñu fi te kon am nañ ki lee di docteur Mame Mayang Gueye Dione moom mi nga xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu lekk mu nutritionniste ñu invité ko fi nag comme moom mu daal détaillé bu baax a baax ci wàllu alimentation docteur bu ñu waxee ramadan suñu xel danaa yar ci jet maanaam woor ay lu tolloog sax fukki simili ak juróom benn yoo xamante ni da nga koy ëpp baaraam da nga koy xaj sa bopp lekk ak naan bu ñu waxee alimentation ak nit ban relation la leen war a attribuer ñoom ñaar dañu war a xam ne lekk mooy mënta ñàkk ci dundu doomu aadama ni ñu soxlaa ngelaw li ñuy wax ferñeent bi ñuy wax oxygène bi jógee ci ngelaw li noonu la ñu soxlaa di lekk ak di naan ndax ci lekk gi ñuy lekk dafa am ay ferñeent yu ciy bàyyeekoo mel ni ay vitamines ak ñoom seen yoo xamante ne moom mooy dundal suñu yaram mooy tax jóg di yëngatu di dem di ñëw mu ñuy aar itam ci ay feebar yu bari donc toog ñàkk a lekk ñàkk a naan surtout nag ñàkk naan moom du baale ñàkk naan mën nga toog xëy na lu yàgg te doo lekk te doo ci loru bu metti torop mais naan moom dafa doon loo xamante ne booy xool suñu yaram boo jëlee téeméer ya juróom-ñaar fukk ya yëpp ndox la waaw donc ndox mi moom mënuñu ko ñàkk bañ di ko def lekk gi itam bu fekkee ne jaar na yoon dina la mën a jural wér gi yaram mais am na loo xam ne bu ci manqué nekku ci wéra di daal di bëgg a taxaw. Sénégalais tàmm na moom di lekk di jëfandikoo lekk bu nekk mais maanaam respecté wul ay fruits ay légumes ci koor fruits ak légumes di ko dundee di ko lekk di ko respecté lan la mën a indil doomu aadama bi. waaw balaa may ñëw ci loolu Aïcha dama bëggoon rek wax ñaari erreur maanaam ñaari rëq-rëq yi am ci suñu lekk donc bi ci jiitu mooy di ëppal ci yenn mbir yi donc yenn mbir yi ñuy ëppal mooy di lekk lu niin torop lu saf suukar torop lu saf xorom torop beneen bi mooy li nga wax am yoo xam ne dañ ko néewal ci suñu lekk muy wàllu te yooyu mooy indi ferñeent vitamines yi nga xam ne mooy jox suñu soldats yi ñuy aar moo leen di jox ngànnaay yi tax ñu mën taxaw xeex ba nga xam ne doomu jàngoro du gaaw dugg sa yaram donc ñaari mbir yooyu buñ ko réglé rek dañuy daal di am alimentation bu jaar yoon li nga wax ci fruits yi dafa am solo ndax tey nit ñi dañuy seetlu ne bu dog jotee ay jus la ñuy gën farataal alors que yow boo jëlee par exemple ma jël jus orange bi ni ñuy jaay ci ay briques jus boobu pour ñu amal la ko noonu benn litre rek dinañ ci def lu ëpp daanaka fukki orange wala lu ko ëpp dina ci ne donc yow mi xelli sa kaasu jus boobu presque yaa ngi xelli lu tolloo ñetti orange donc bu fekkee orange boobu ngay xelli li ci ëpp duñ ci boole fibre yi mooy lu mel ni xaw mel ni caas li nekk ànd ak orange li te nit ñi yenn saa yi di ko yàbbi te loolu mooy li gën ci fruit bi bokk na ci li gën ci fruit bi ndax day aar suñu butit yeex yépp yow jus d'orange bi ñu lay defal donc dindil nañ la ci loolu am na lu ñu la xañ ci fruit bi donc nga demoon directement jël sa benn orange xolli ko macc ko moo ëpp wér gi yaram te ngay xelli sa kaasu jus d'orange donc loolu benn la ci. kon chaque jour li ma fi wax Khady
respecté ñu respecté seen fruits yi ñu am ak légumes yi surtout loo xamante ne nii yow xam nga ne si biiru benn transformation yaa ko jëlal sa bopp ci marché ba daal di koy xolli sa bopp lekk ko muy comme ça ni ma koy waxee chaque jour il faut manger bio et ne pas manger loo xamante ne ni daanaka dafa subir ay transformation donc dañuy dugg léegi ci ramadan bi gis nañ ni que bu ndogu jotooy rek dañuy gis ni que doomu aadama yu bëri dañuy am maanaam façon bu de se gaver comme ni ko tubaab di waxee maanaam loo gis sa xel lekk ci loolu est-ce que yoon la. waaw loolu itamit beneen erreur la bu ñuy def ci weeru koor muy bëgg fexe ba dabal ñetti lekk yi añ reer ndékki bi yépp nga bëgg ko def ci benn jamono bu gàtt donc loolu muy rëq-rëq bu doy waar dañu war xam ne bu dog jotee heure dog la guddi la ñu ne dootul place su ndékki donc boo xasee jël sa benn tàndarma wala ñett ci ñi ko mën a lekk ndax bu fekkee ne diabétique na dinañ ci ñëw ci kanam tàndarma boobu waru la ndox ngay dogee donc boo jëlee sa benn tàndarma mën nga ci teg kaas lu tàng mais tàngaay yenn tàngaay yu ëpp tàngoor bu yem rek yaa xam li nga tàmm di faral di naan soit café Touba wala sa kaasu kénkili baa dute mbaa jeeg am na sax ñoo xam ne bisaab bu xonq bi la ñuy def daaleel ferñeent bi ñuy wax vitamine C donc dina la joxaat cawarte waaw mais loolu boo ca jógee gallax ndikul demal julli ji boo jullee ba pare julli timis toog fa ñaan li ngay ñaanax yëpp dolli sa ay ñaari raak wala ñeent boo fa jógee nag ñëw toog def fulla ak fayda lan mooy def fulla ak fayda mooy ñam li nga xam ne moom nga togg pour ndogu yaa xam ñamu soos moo gënal sa famille wala ceeb loolu nga togg ngeen teg ko lekk ci ba suur boo leen lekkee ba pare nag doo ko commencé xool ndox mi nan ngeen koy faram-fàccee ndànk-ndànk kaasu ndox waxtu wala genn wàllu waxtu bu ne ba nga xam ne balaa ngay tëddi lu bon di nga naan liitaru ndox ko defee fajar bi loo ca tegaat rek doonte genn wàllu liitar ba wala beneen liitar mu doon loo xam ne dina la dimbali téye la ci bëccëg bi ba nga xam ne koor gi du la gaañ. léegi su weesoo loolu noonu wax na ci wàllu ndogu ba pare dañuy wax ci wàllu xëdd est-ce que obligation la ci côté alimentation. ci côté nutrition mën nañu wax ne c'est une forte recommandation maanaam lu ñu gënal la su mu nee am moo gën li tax mu gën yow yaa ngi dëgmal fukki waxtoox nangam yoo xam ne dootoo ci lekk dootoo ci naan donc nga defaruwaat au moins naan gi moom mënta ñàkk mais soo munee place boobu ndékki boobu nga xam ne xëy na am na yoo xam ne ndékki dañ ko bëgg seen xol waaw au lieu ngay ndékki ci ndogu la ndékki loolu nga indi ko ci place boobu am na ñoo xam ne nag fondee leen gënal am na ñoo xam ne dañuy xelli boole ko mburu donc ku nekk la nga tàmmoon di def boo ci mënee foofu itam place la pour lekkaat ko tuuti fruit bu dee jamonooy xaal la ñu toll xaal dafa bari ndox mën nga fa lekk sax dogu xaal bu dee mango itam nga sa benn lexu mango wala bu dee mango bu yem nga mecc mango donc vraiment yooyu daf lay indil vitamines yi ferñeent yi nga xam ne macha allah dina la dimbali ba koor gi wér nga ciy mën a jële waaye doo ci jële wéradi ndax lekk gi boo indiwul la nga war a lekk ko rek koor gi am na nu muy demee bu demee bay waaj a digg rek di nga ko yëg ci sa yaram bu baax. d'accord ci yëg yow sa yaram boobu noonu sax ci la ñuy jël si ndax am na ñoo xam ne dañuy profiter ci 30 jours de diète yi pour mën a wàññi poids est-ce que Ramadan ça rime avec perte de poids. waaw ci ñi nga xam ne dañoo amee yenn poids yu xaw a comme sama genre bi. waaw xam ne tuutiwuñu. wala jeeg am ñoo xamante ne feebaru diabète boo xam ne yaram bu bari moo leen ko jural foofu itamit ci bu ñu yem mën nañ ci jële wàññeeku te wàññeeku boobu wér rek la leen di jural waaw ndax yaram bu bari ku ne xam ne waxuma la diabète bi mu la mën a indil waaye même cancer feebaru cancer nga xam ne ni ko nit ñi ragaleex ndax garaawaayam feebaru cancer sax mën na la ci fekk donc yaram moom wax dëgg yàlla waxatuma nag ay feebaru xolox yooyu donc ku mën daal boo mënee ci koor gi wàññi lekk gi ko defee nga mën ci rësaale tuuti nga gën a oyof gën a féex bu weesoo loolu noonu côté bi nga xamante ni moom moo di façon jus yi ñuy jëfandikoo di ko naan ak yooyu dafay am yenn yu nga xamante ni des fois mën na la xër nit ñi
est-ce que du waruñu mën a utiliser yenn jus yi maanaam naturel yi bàyyi yeneen yi ban moo ci gën parce que da ngay gis par exemple kër boo xamante ni day jël jus du tax defal jus bu jinjeer defal jus bisaab ñetti jus yëpp ñu bokkoo naan est-ce que alimentation recommandé na loolu. loolu liñ ci njëkk a daw suukar si la. suukar si waaw parce que li ñu seetlu mooy Sénégal bu ñuy suukar jus day ëpp. du ñu suukar su yem. te loolu toujours dañuy faral di wax waa ITA ndax de am na ñoo xam ne ñoom ñoo leen di former di leen jàngal ni ñuy defaree jus pour di ko mën di jaayaat. donc dañuy faral di wax waa ITA nañuy insister ci côté boobu. di wàññi li ñuy suukar di ko def ci jus yi ndax yow benn kaas rek daanaka boo ko naanee ci jus bi. mën nañu wax ne la nga waroon soxla ci suukar ci journée bi jël nga ko ndax ñam yi xëñ na suukar bu weex bi la nit ñi gën a ràññee mais ñam yu bari pepp boo gis muy pepp ceeb pepp dugub pepp mboq lépp suñu borom dafa mooñaale ak suukar donc suukar yooyu bu ñëwee yokku ci yi nga naan mu jóge ci jus yi nga jëlati ay pâtisserie teg ko ci mooy suukar su ëpp lekk yu ëpp yooyu may wax sànq rek suukar su ëpp soosu wéradi lay indi ci doomu aadama donc c'est à éviter. bu weesoo loolu dañuy dugg côté docteur ci côté toggin bi. xam nga sunu ñun sénégalais dañoo bëgg lu niin sànq wax nga ko dañoo bëgg lu saf xorom dañoo bëgg lu saf suukar waaye itam dañoo bëgg lu saf kaani. côté lekkin bi yan togg yoo xamante ni yow war nga mën a jàpp ne lii moom dañ ko war a ban yëpp ci weeru koor gi bu ñu ko mënee sax croix ba weeru koor bi jeex ñu continue ñu bañ ko toggati. mën nañu wax ne diwlin lu ci waay mën a wàññi na ko wàññi surtout bu fekkee da ngay togg yàpp yàpp bi boo ko raxasee ba mu set rek upp ko noonu ci cin bu dara nekkul nga upp ko yàpp bi ndox mi day génn di génn ba diw bi génnaale ko defee mën na doorewaaleel sa yàpp ngay doog a ñulu leneen looy def nga di ko ci mais diwlin gi ñu jël di ko booleex yàpp bi déjà day xërñeen boo ko lekkee am na nooy jullee sax da ngay sentir diw bi ni muy yéegaate donc excès diw bu ëpp boobu wéradi la ñuy jural baaxul ci suñu xol baaxul ci sidit yi nga xam ne mooy jóge ci xol yi di dem donc loolu lu ñu bàyyi ci xel torop bàyyi xel itam ci lakk bi lakk jën lakk yàpp xëy na am na nuñ koy defee dina la jural wér mais am na nuñ koy defee wéradi lay jur ndax bu jëlee sa fourneau boyal ba mu boy nga jël teg sa grillage teg ci bàyyi muy lakk yu ñuul yooyu xamit yooyu ci toppaale nit ñi di ko lekk baaxul bunt la ci bu fekkee nit ki am na prédisposition ci cancer bunt la ci gaawal cancer boobu mu ñëw donc loolu itam ñu bàyyi ci xel ñun jigéen ñi ñoo koy def ñetteel bi nag mooy li ñuy yokk ci cin bi waaw xorom si ñuy yokk ci cin bi ci anam yu ne ndax yow bu fekkee da nga jëloon sa sel iodé rek daal di ci comp def yemale xorom si problème du am mais dañuy jël ay bouillon te bouillon yooyu ñun dañuy faral di wax ñi koy liggéey ne leen comme bouillon bi li ci ne ci xorom dafa bari yéen a war a communiquer ak nit ñi seetlu naa sax temps yi am na suivre gis naa ne wàññi nañu ndax émission yi ñu daan def di ko def genre concours da nga daan gis ci benn togg rek daan nañu def lu ëpp ay fukki doom booleex sachet ak yeneen alors que yow benn cube bu ne pour juróom benn nit la donc lu dëgg yàlla ci yoon benn nga war a sàppalee sa cin waroo ko weesu communication da ci war a am problème communication bi mu war a àndal moom moo des ba tax na jigéen ñi ni ñu koy jëfandikoo day jural seeni boroom kër ak seeni waa kër problème mu tension ndax xorom su bari tension lay jur te tension ku ne xam ne bu ko yàggee xol bi di xeex pour mën a sànni deret bi bu yàggee sidit yi foog mu am problème wala xol bi ci boppam arrêté dootul mën a dem ba AVC sax mu topp ci AVC lu ne mën na ci parce que keroog maa ngi lire ci benn livre ñuy wax ni que problème AVC mun nañ ne sax cause bu njëkk bi bokk na ci problème alimentation yooyu daanaka yooyu nit yi dañ koy fàtt ko alimentation lu am solo la docteur ba tey dañuy des ci togg bi maanaam repas bi li ñuy reeree li dañuy wax très souvent que nañu éviter maanaam ñam yoo xam ne dafa am trop de tomate ñam yoo xam ne dafa am trop de tigé-dégé yooyu noonu lan lañ ci wax waaw tigé-dégé bi boo gisee niinaay bi la tigé-dégé bi boo gisee ñu koy daw niinaay bi la am ñoo xam ne bu ñu amee estomac bon lu jóg nag ñu ne estomac la mais gastrite ci terme médical bi mooy gastrite maanaam koo xam ne fa amee
butit boo xam ne dafa mel ni lu inflammé lu ci terme bi ci olof laadul am. maanaam day tàng di ko rejeté des fois. voilà donc ñooñu xeetu ñam yu bari poobar diw gu bari lu niin kaani yooyu yëpp duñ koy faral di supporter donc buñ ko lekkee ci koor gi mën na leen sonal alors que koor gi bu ñu tànnee ñam yi ñu war a lekk mën na nekk sax buntu pour seen gastrique boobu wala reflux bi ñu am maanaam bu ñu lekkee lekk gi di dikkaat di ñëwaat ñu mel ni ñu koy gàll waaw donc loolu mën na koor gi mën na ko wàññi bu baax a baax kenn rek la ñu xam ne ci wàllu feebaru biir yi mooy ki amee góomu biir muy ulcère kooku moom koor daf ko wàcc ulcère moom boo ko amee waroo oor boo ooree xamal ne lu la dal itam yaa ko teg sa bopp. waaw loolu je pense que oustaz ñi nga xamante ne dañuy par exemple ñu togg ceeb pour reer bi wala maafeek yooyu après ñu tibaat ci lu ñuy xëddee c'est interdit. non c'est pas interdit parce que kenn ku ne ak say habitude alimentaire am na dëkk yoo xam ne tey boo fa demee fu mel ni Libéria ñoom ceeb la ñuy xëy suba ndékkee donc loolu ñi ko tàmm lekk ci ñoom mais am na ñoo xam ne xëy suba teel lekk ceeb mënuñu ko donc xëy na ci ñooñu buñ ko jéemee ci koor gi mën na leen indil problème donc au lieu que ngay jël ceeb bi ñànkatang bu dee comme ni nga wax maafe la au lieu ngay jëlaat di sa soos mën nga ko boole ak sa tuuti meew def ko comme genre soom bi rek doole ci ndox mu tàng lekk ko moo lay gën a la téye te du la indi xërñeeñu boobu nga xam ne boo amee estomac doo ko supporter. d'accord keroog je pense que ulcère bi moom Oustaz Assane daan na ko régler ci rajo bi xam la ne que koo xamante ne ni boo wooree xëy na mën nga caa faatu wala nga lool ci sa bopp wala nga lool ci say njaboot kooku koor wàcc na la mais xëy na léeg-léegi moom après dina ko wax ci alxuraan bi karim kon docteur ñu yegg rek ci ñi nga xamante ne mu jógee ci côté lekk beeg yooyu noonu dañuy wax ci mag yi nga xamante ne dañuy nekk ci kër yi daanaka koor ñëw ñoom lan ban façon lekk la leen war a lekk toggal xam ne duñ ci gaañu waaw mag ñi nag surtout loo xam ne dina am ndox parce que dañuy faral di duñu yëg mar ni ko ñeneen ñi di yëgee donc mag moomu dafay baax ñu di ko suppal muy naan ci ñeex mi bu baax ba biir bi tàng dafay baax itam ñu koy jox ay fruits yu doy fondé donc ñam yoo xam ne vraiment semi liquide lay doon maanaam du doon ñam bu wow parce que ñam bu wow baaxul ci mag seen lekk déjà bariwul seen yaram itam la mu mënatu ko donc pour ñam bi gaaw a rees il faut que ñu koy togg ba mu ñor xomm bëñ yi dañuy fàtte ne itam des fois ñu ci ëpp dootu ñu am bëñ yi day wàññeeku bu baax a baax am yu wadd am na ñu am chance ñu defal poosel leen mais am na ñoo xam ne amuñu poos donc fexe ba togg gi di ñooy nepp di ñor ñu mën cee lekk bu baax mais itam ñu bañ fàtte côté ndox mi surtout côté boobu surtout ci la ñuy low rawatina nag bu fekkee koor gi tombe ak tàngaay moo tax koor moom bu tàngee muy mag muy ndaw waruñu faral di génn ci naaj bi dañuy bàyyi ba ker gi set ñuy doog a léegi am na mag yi nga xam ne dañuy ne ci kër gi mais dañuy jabet ñooñu sànq yaa ngi ko doon commencé wax mais il faut ñu leeral ko tuuti ndax am nañu droit dog yi tàndarma wala bu nekkente ne waaw ñaata quantité lañ ci war a lekk ci yoon bu ñu toppee rek li santé wax amuñu droit lekk tàndarma waruñu lekk tàndarma waruñu lekk ci pâtisserie yi waruñu lekk ci jus yi waruñu naan ci jus yi waaw jus yeex boisson gazeuse yeex yooyu yëpp dañ ko war di bañ sax di ko xool donc li nga xam ne may nañ leen ñu lekk ko mooy dugub bi pepp bi li ñu togg yaa xam ceeb la yaa xam fonde la yaa xam mais lu mu mënta doon rek jàppal ne juróom ba juróom benn li ci des nag ci seen assiette na doon nañ ci def jën bu doy bu fekkee ne légume am na ñu def ci légume bu doy bu dee ku togg ceebu jën kii ba mëccaat ba nga xam ne day am daqaara yooyu bu fekkee amuñu estomac ñu naan ci mëccaat bi naan ci ñeex mais moytu di jël ci ceeb bi lu ëpp parce que ceeb boobu suukar la te mën dem ba indi suukar si yéeg torop ci seen yaram bu boobaa muy am lu muy yàq ci cër yi nga xam ne cër yi am solo yi comme lu mel ni xol bi sidit yi bët yi yooyu yëpp rein yi suukar sa day dem di fa am ay yàqu-yàq bu mu fay def docteur xam naa du ñàkk ne am nañu toog seen kër duñu seetaan te nekk ay jigéenu wérul te fekk na ñu ngi woor loolu ban digg nga leen diggalee xam naa ne tax bi xot nañu mais juste rek ñu mosal leen ci tuuti jigéen yi wérul moom am na ñaari moment yoo xam ne bañ a or moo gën ci moom
muy ëmb bi bu amagul ñetti weer ndax foofu li ci ëpp sax da ngay ànd xel muy teey ngay waccu donc or fa sax dina xaw a jafe te foofu itam ci ñetti weer yu njëkk boobu xale bi lu ci bari fa lay tàmbale di sosu ci moom bu amee donc lu ci manqué rek mën na indi rëq-rëq ci xale bi ni mu war a matee buy judd beneen place bi nga xam ne sopp ñu jigéen di fa or jigéenu ñetti weer yu mujj yi parce que xale bi bu demee ba am juróom benn weer mën nañ jàpp ne mu ngi peese kilo ak liibar donc poids am boobu noonu mu ngi koy matal ci ñetti weer yu mujj yooyu am na nooy ooree xale bi li mu waroon a jël ci poids du ko jël waaw man am naa ci gis naa ci cas boo xam ne bu ma jege non seulement xale bi dafa tuuti bi muy juddu yaayam dafa fekkoon muy or donc yaay ji ci mat bi ci biir koor gi la ko fekk mu dem hôpital donc bi mu wasinee xale bi fa juddu def 2 kilos peese 2 kilos ak juróom fukki gramme génn nag ak doole parce que bu yaay ji poussé rek xale bi dafa mel ni lu fettax xotti yaay bi kaw ba suuf donc loolu day nekk loraange ci yaay ji mujj nekk loraange itam ci xale bi donc mu doon loo xam ne te xale boobu suivre nañ ko moo gën a xiibon ci ñi soxna soosu am. D'accord, malheureusement on fait signe que waxtu bi ñu jërale woon dab nañu donc ñu lay remercier bu baax docteur Mame Mbaye bàyyi la nga tàggatoo. waaw may. juste balaa moo tàggatoo rek comme tey le 31 mai te ñu ko xam ne que tey la journée mondiale de la lutte contre le tabac nga sànniwaale ci kàddu rek. waaw man damay profité rek di wax di ñaax suñu mbokk yi nga xam ne yàlla daf leen nattoo. ñu def yéene ci seen xol. yàlla ñaan yàlla suñu borom ndax weeru ñaan la te yàlla nee na waxtu dog waxtu boo xam ne loo ci ñaan du ko delloo ñu ñaan seen borom ak ñaan bu sell pour bàyyi tux ndax tux wéradi rek lay jur ci nit te koor gi li nga muñ toog fukki waxtoo nangam jëloo ko wax dëgg yàlla war nga mën continuer noonu doxee ci koor gi bàyyee ko